depuis ba ñu gisee Mamadou Ndione ba léegi ak ay projet dañoo am amour bu mag a mag ci moom man toujours damay wax sama collègue Djibi Seck fee ci Vanas ma ne ko Mamadou Ndione man maa ko bëggal sama bopp te xamaguma ko fexe naa nag ba femme yi ma àndal waa Ponge yëpp 100% Ndione lañu. ki bàyyi lépp bàyyi pouvoir bi mu am bàyyi dignité bi mu am bàyyi ñu mënoon taxaw nag ñoom ñii ñëpp samp seen dënd mais kenn defu ko ñoom ñëpp doyloo monsieur le maire mii ne moom lañu faral moom la ñu àndal ñu jël seen i kattan seen doole seen i nit ak seen lépp jox ko kon ñii ñoo jar a tàccu. waaw li may wax ci waa Sakiraat rek du ndaw la mooy yaakaar naa ne moment bi ñu toll nii ñëpp yeewu nañ kenn nelawatul kon li ma bëgg rek ñu xam ko amul fii ñuy chercher de midi à 14h amu fi li fi nekk kenn kese la ki mën a defar dëkk bi kenn kese la amul ñaar amul ñett muy monsieur le maire mii Mamadou Ndione nii. Sakiraat góor yi ngeen gis ñu taxaw nii amul kenn kuy xewle meeting fii contre ko Ndione ngeen gis leen fa. loolu man maa ko je les connais très bien ku ñu gëmul du ñu taxaw ci sa bés. te avant tout defe naa bokk nañu ci koñ yi njëkk a daje Ndione ñëw seet si ñu dawal otom ñëw ñu toog ñu ne ko yow mii doomu Sakiraat jël nañu suñu kàddu tënk ko fas yéene la gunge te kàddu Sakiraat duñ ko joxe n'importe comment dañuy toog wax. on a fait un travail mathématique calcul ñu décompté mu leer ñu ne voix yii dinañ ko am Sakiraat ci te du lajj ñi nga xam ne c'est des indécis ñooñu xëy na problème choix la ñu am damay delloowaat nit ñi tuuti problème choix boo demee marché bëgg a jënd benn affaire nga am choix embarras du choix da ngay jéem au moins fi nga taxaw ñu ñëw jënd si objet bu ñu gën a laal rek nga toppandoo leen loolu mooy tricherie mais dagan na dama ne imaamu Diass yi imaamu Saafeen yi chef de village yu Saafeen yi chef de quartier Saafeen yi fu ñu jublu rek ku am embarras du choix war nga fa jublu te ci Mamadou Ndione mi la ñu jublu. suuf si bu ñu ko doon seet doo nga am ci cër sa maam yee ko moom ñun dañoo judd ci suuf si doon na ko ndax doomay doon na bàyyi waaye suuf si sa maama ko moom ay la yéban Ndione sa maam moom suuf si Sakiraat ba mu taggu ndënd bu dul li fi daay yi moom sa maama moom ma di la wax ne la sa xel dal yàllay dogal kenn du dogal yàlla rek kay dogal daan nga leen jëlagul sa weej te kenn werantewu ko. Sakiraat dafa am lu muy wundu ci biir Diass waaye Diass dafa am lu mu wundu ci biir Saafeen gor yu baax yi ànd ak Mamadou Ndione jàpp naa ne dañoo jaayanteeg seen borom ñu ànd ak Mamadou te juumuñu aussi parce que dañoo xool ñaar fukki at ci ginnaaw cin bu naree neex bu baxee xeeñ boobu ak léegi dara xeeñul ñu seet commune u Diass ginnaaw Ndakaaru ak Touba mooy commune bi fi ëpp alal mooy buntu Sénégal ñu ne borom xam-xam moo ko war a yore am waa joo xam ne nee na dafa bëgg a nekk maire te élève primaire la am koo xam ne dafa yoroon magasin ca université di séparer ceeb beeg dëwlin am koo xam ne ba jàng jotee ci la jàng dugg université génn nekk ku yore économie xam nu ñuy wutee alal xam fu ñu koy dugal muy jëm ji. qualité nit ñi fi teew wane na ne mbir mi sotti na bu yàgg gis ngeen Ndiogou Lamane wax na ko sànq jeunes yi mu gis fii caaxaan du leen teewloo ci programme yu mel nii mais tribune bi dama fi gis ay ñoo xamante ne ji bi mu leen gisee DG sama xel dafa dal dama ne élection yi sotti na. li nga xam ne moo tax ma jóg muy xale yi fi ma ne ni jigéen ñi sonnalatuñu ma jaaxalatuñu ma troisième âge bi xam naa ne buñ doon nelaw it yeewu nañu ndax yàgg nañ di am gis-gis waaye xale yi nag ñoo ma jaaxal parce que dama tase ak xale yoo xam ne dañ ne changement la ñu bugg waa kuy changer li nga xam ne moom fi depuis ñaar fukki at da ngay ànd naa nag loolo ma ne kuy bugg changement ndax la fa nekk baaxul doo ko dindi loolu nag moo ma jaaxal ci xale yi dañ ne dañu bugg changement
ñu dem àndaat ak ñi nga xam ne ñi ñoo ne ca place ba ñooñu bëgg nañ changement nañ waxante dëgg ma ne dafa jot képp ku fi jël parole wax nga ne dafa jot ñu changer lu ñuy changer la fa ne depuis 20 ans te jëmewuñu kanam mënu changer xar kanamu commune bi kon nañ xoolaat li ñuy def bu baax. Mamadou Ndione jiitewul jiite boo xamante ne moom mooy wax nit ñu topp ci et je veux que ce soit très clair sunu ànd bii dañuy diisoo ba ñuy def sunuy investiture dama ne village bu nekk waxtaan leen seen biir ngeen proposé boo leen proposé ba noppi nag ngeen may ñu def le dosage politique mooy ba ñuy defar sunu liste dañu ne bés bu ñu jëlee mairie bi rien que avec nos listes on veut que tous les villages ñu bokk ci commune moo tax sunu liste dañ koy def boddiw ñu benn village tey jii bu ñu gañee élection yi et je veux que la presse prenne note bu ñu jëlee élection yi village yëpp ay teew ci conseil municipal bi ndax village bu ci nekk bu tuutee ba tuuti di nga am benn conseiller ci sunuy liste xeet village baaxul am na village yoo xamante ne sax gars yi bi ñu def seen investiture fàtte nañ leen li tax gars yi fàtte leen parce que gars yi dañ doon séddoo mais ñun séddoowuñu ñun dañu ne la justice sociale mooy ñu fexe ba village bu nekk feeñ sunu liste majoritaire nga xam ne bu ñu gañee ñëpp nekk ci conseil municipal kon dama bëgg xale yi ngeen xoolaat liste yi boo leen ko xoolee di ngeen xam ne la liste qui fédère la liste bi dajale village yëpp boole leen jox leen seen dignité mooy sunu liste bi ndax ñun duñu tëju naan quota wu diw am na ñoo xam ne sax ba leen gaa yi joxee quota dañ ko yóbbu seen village ñoom ñëpp loolu nag day wane ne wegguñu yenn village mais ñun dañuy wegg ñëpp dañu yëg ñëpp Alndoy mi fi def ñaari mandat te ñaari mandat yooyu mu def sax ci la ñu bëri defaru ña ci defaru sax ñenn ñi tey jii dem nañu ba àndatuñu yoon ak maire bi fi nekkoon Aliou Samba si yàlla ko yàlla xare àjjana tey jii doomu Al Samba sax mu ngay kër yi bokk ci xeex bi mais ñooñu ñu ngi taxaw fële di ko sànni ay xeer ani ngor am na ñoo xamante ne bi fi Al Samba di nekk musuñu am fitu laal doomu Al Samba tey jii doomu Al Samba bu sampee dëndën kay xëccoo nag moom ci ngor ak yar ak teggin waaye Jibi Al Samba maa ngi koy nuyu au passage ndax ñi def politique fii yëpp man ak ñoom ay mbokk lañ te ñoom ñëpp maa ngi leen di xam ne seen intérêt mooy ma gagné élection yi seen jàmm mooy ma gagné élection yi ndax mu ngi mel ni nga dem à l'université ñu jox la épreuve mathématique boo xamante ne intégrale double la fekk yow ay arithmétique nga doon jàng nooy traité sujet boobu les problèmes de notre localité sont des problèmes complexes problème mu Koursaafi bii problème mu commune Diass bii ay sujets yu difficile la ay sujets yu metti la ay négociations yu metti la ay waxtaan yu metti la ay jàmmoo yu metti la ay fulla ak fayda bi mu laaj ak xam-xam bi mu laaj ñun jàpp nañ ne ñun ñi am nañ moo tax léeg-léeg damay gis gars yi di xëccoo yàlla xam ne damay am ci ñoom yërmande ndax xëccoo bëri ko dawlin boo àttanul lan moo ciy topp yanu ko ba pare di onk ba fan la conduite du changement dara gënu ko métti c'est plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte des paramètres sociologiques des paramètres culturels des paramètres économiques façon complication bu nekk moo ci am même ñun ñuy jàng am expérience du yomb ci ñun rawatina ñi nga xamante ne bu ñu jëloon affaire bi dañuy rasaat mais ñun incha allah du ñu rasaat ndax am na liggéey bu ñu def avant te liggéey boobu bés bu ñu toogee dinañ ko liggéey ak population yi ba lépp lu ñu def dañ ciy def ànd ci. ñii ñooy modèle pas-pas ñii ñooy ay jàmbaar ànd ak yéen ngeen di doon ay jàmbaar wax naa la ne jigéen ñii taxaw sama ginnaaw ku ci nekk sa ñax rek nga yaakaar ñii kenn musuma ñaan paas kenn musuma sonal ci dara àndu ngor la ñuy ànd ak man ak yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar waaye ku wax jigéen ñi rek wax jeunes yi waa CDJ ñi ngi toog
waa affaire bi ñoom la ñu ngi toog waaye am na yeneen mouvement yuy juddu les jours à venir yoo xamante ne ay jeunes yu dëkk ci ay villages ñoo takku ne ñoom danañu créer seeni mouvement jaayante ko gars yi ci ñaari weer yi ba gars yi abale ci maire bi te incha allahu yàlla dina ko def. gaa ñi ñu ngi wuti wàllu fu nekk meeting ba ngeen dégg fële toog ñoom dañu ne meeting d'investiture lañ ko tuddee ñu ne dañ teen wuti wàllu te waa dañu bëggoon département de Mbour yëpp ñëw taxawu leen comme ça ñu wane ne ñoom ñoo yor affaire bi xaw ma ñan ñoo fa dem ak ñu fa demul waaye kuy wuti wàllu man de fii ba élection locale yi ñuy egg ci élection locale yi fasuma yéene invité ku dëkkul Diass ci sama meeting fasuma ko yéene li tax fasuma ko yéene parce que day mel ni damay wuti doole feneen ale ko doole jàngi ci yéen kon li tax gars yi di wuti wàllu tey ma wax leen ñoom ba ñuy xëccoo Benno Bokk Yaakaar dañu amoon yaakaar ne bu ñu jëlee Benno Bokk Yaakaar rek Mamadou Ndione dootul nekk candidat mu jaraloon leen lu nekk su ma nee mu jaraloon leen lu nekk jaraloon na leen bërëngu ci suuf si mu jaral leen toroxlu mu jaral ay jooy laa wax de vrai jooy waxuma jooyantu de ay boo leen xamul li ma xam boo leen xamoon guddi yooyu li ma xam fu ne gaa yi dugg fa bërti ñenn ñi dem nañ sax ba di ma woo di ma yalwaan ñu boole mag ñenn ci kaw ñu may woo di ma yalwaan naan ma Mamadou waa mairie bi mairie socialiste la dañ ko bàyyeeg maire socialiste bi ma ne leen maire bi fi nekkoon de AFP la nekkoon ba yàlla moom ko en 2020 adjoint ñëw di eggali te adjoint bi doon eggali en 2014 demul woon ci couleuru socialiste ndax ki fi nekkoon patron wu parti socialiste feu Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla xare àjjana da ko tere woon mu dem foofu mu forcé parage dem Alsamba génn àdduna en 2020 moom mu nekk maire ci circonstances yoo xamante ne duñ ci sori ñëpp xam nañ ni mu demee kon kay mairie Diass du woon mairie socialiste mairie njaxas la woon ndax AFP ko yoroon PS eggali ko APR ëpp leen collecteur ci présidentiel ba kon kay mairie boobu du woon mairie socialiste pure parce que ka ko eggali sax bokkul bureau section PS su Diass ma yokkal leen ki ne leen waa section PS su Diass dañu réunion ñoom ñu signé benn bataaxal ne Mamadou Ndione yaay sunu candidat kon kay même bu doon mairie socialiste la socialiste yi nee nañu jox nañ ko Mamadou Ndione ñoom ñi nga xamante ne fu ne ñu koy dem di wuti wàllu du ñoom rek a jom ñi gën a jom mi ba ca Ndar kam mooy ña leen daan jàppale ci département de Mbour ak ci Sénégal saa caajaay talatu leen mu nga tal caajaayam saa caajaay sikkim baa ngay lakk mu ngay daw wala wokkatu ndax am na ay candidat yu xëccoog moom sama gaay sama bopp ma la gënal du bañ naa la loolu la leen saa caajaay waxagum kon gestu nañu xool ña leen daan jàppale ñooñu commencé yolleeku benn par benn ndax ñooñu wax naa leen ko ci benn interview naa leen dama leen talagul rek yàlla xam na ne sama xëy xajul ci ñoom dama leen talagul rek ñoom ñoo seen kay ay mango yu ñor Diass ñu ñëw bëgg ko giiroog waa Diass moo tax ma ne leen doo leen ko fi laalee mango yooyu waa Diass ñooy lekk bu ñu ci ne ñu may leen ci kon li ñu yor lu rëy la bés bu ñu jëlee mairie bi fukki weer laa leen may fukk pour ngeen commencer sentir changement bi fan la jëm du ñu def dara Sakirac te waxtaan ñu ko waa Sakirac du ñu def dara Toglu te waxtaan ñu ko waa Toglu 10 premiers mois yi dañuy taxawal les conseils de quartier ñu ñëw toog ci keppaaru chef de quartier yi di yëkkati ndoo di tegandoo toog ci keppaaru chef de village yi di yëkkati ndoo di tegandoo 10 premiers mois yi dinañ defar le plan local de développement de la commune de Diass ne juróomi at yi njëm fan lañ jëm 10 premiers mois yi dinañ fexe ba fépp fu cadre dëkk bi nekk ñu yaatal dugal la ci sunu biir commission technique yi nekk ci biir mairie bi nga xam ne ay conseillers ñoo ko jiite ñu élargir ko à ses compétences ndax le code des collectivités locales prévoir na
am na ay cadre yu nekk ci diaspora bi ñii seen xam-xam ci lii la màcc ñii ci lële dañuy yaatal ubbil leen ñoom ñu ñëw bokk ci commission yi di ñu xelal ba bu ñuy tabax plan local développement bi duñu juum duñu fa yem danañu fexe ba ñun bu ñuy tëgg suñu budget ñu tëgg ko dëppale ko ak plan local de développement bi nga xamante ne moom la ñu def te plan local de développement boobu jigéen ñi lañ ci gis seen bopp ndaw ñi lañ ciy gis seen bopp mag ñi lañ ciy gis seen bopp école yi lañ ciy gis seen bopp formation professionnelle gis ci seen bopp waaye duñ fa yem bu ñu defaree suñu plan local de développement li ci état war a def ndax am na loo xamante ne maire attanu ko li ci état war a def nag man maire Mamadou Ndione bu boobaa may jël sama carnet d'adresse seeti ministère bu nekk seeti DG bu nekk seeti ku nekk ne ko lii la ñu bëgg nga defal ñu ko jas est-ce que mën nga ko def léegi boo ko mënul def léegi nan nga koy programmer pour mu nekk dans le budget consolidé d'investissement de l'État du ñu fa yem bu ñu defaree suñu plan local développement ba noppi le maire Mamadou Ndione day ànd ak ay conseils municipaux ñu dem wuti financement yi à l'étranger pour defar nos propres projets ici des projets endogènes yoo xam ne état da koy valider ñu defaral ko suñu bopp ci 10 premiers mois yooyu bokk na ci loo xamante ni il faut ñu def ko mooy li ñuy tuddee intercommunalité léeg-léeg da ngay gis ñaari mairie yu sës dend te am na projet yoo xamante ne kenn ci ñoom bu ko yëkkati woon projet bi du am rendement du am rentabilité ndax taayu commune bi tax mu ngi mel ni mbiru mbalit mairie moo war a tonni mbalit bu mbalit bi génnee ci mbedd bi mairie Diass defu ci dara est-ce que ñun bu ñu faloo suñu responsabilité mooy ñu toog seetaan loolu dinañ fexe ba ay bac à ordures nekk ci quartier yi boo leen defee mbalit mi ci bac à ordures yi mairie bi wut un système de ramassage xool nu ñuy transformer déchets yooyu ndax déchets yooyu mën nañ ko transformer mu nekk énergie mu nekk engrais mu nekk leneen ba nga xamante ne loolu bu ñu koy def dina am solo mais loolu mairie benn mairie bu ne dafay defal boppam du am rendement bi ci war ndax taayu mairie bay tax bu baax nañu xool ak mairie yi ñu wër ñu liggéey dans le cadre d'un programme collectif ñu waxtaan ci taxawal yu mel noonu pooru Ndayane dañ ci am cër bu baax nañ toog ak maire commune Ndayane ñu xool lan lañ ci mën a bokk ñun ñaar ñu defandoo ko pour notre jeunesse defandoo ko pour nos femmes defandoo ko pour nos populations bépp projet boo xamante ne taille bi mu soxla il faut ñaari commune seq ko bu boobaa dañ ciy waxtaan ak suñu conseil municipal bu ko valider ñu créer l'intercommunalité ñu liggéey doo ci ensemble sama gaañ lii ma fiy wax boo leen demoon ci meetingu gars yi dinañ fecc ba ñàkk doo leen ko fa dégg ndax ñoom xam-xam jiitaluñ ko kon ci gàttal li ma bëgg a wax mooy ñun bu ñu gañee élection yi amul benn sujet bu ñuy jël toxal ko parce que dafa tàng je vais être très clair ñëw naan dagg xol ba dafa tàng dañ koy teg fële non dañuy toog ak les structures de l'État nit négocier discuter ci dans l'intérêt des populations du ñu ñëw naan Sakiraak la mu doon laaj jamono yële passé dañ koy teg fële non dañuy toog ak Sakiraak toog ak les autorités trouver une solution parce que Sakiraak li ko dal ku yërëmul Sakiraak ci loolu xam ne ma xam ne amoo yërmande aéroport daf ko tànc côté bale ñu tànc ko route nationale tànc ko amatul possibilité d'extension sujet boobu maire bu ne dama koy occulter dem di wax laara bira naan fële da nga trahir ta mission de maire jamono yële passé am na fitna yu fi amoon ba fitna yi amee dama xëy le matin dox ci li ma mën a dox taal sama oto dem fa ma war a dem fekk xale yi fañ leen denc ma may leen boisson jàppale leen yéeg gis kilifa yi ñaan njëkk ba xale yi génn loolu su ma doon kuy daw res du ma ko def te keroog xale yi ba ma leen fekkee ñu fa ñu nekk xale yi bañ ma gisee defe naa ne am na lu dellu si ñoom yenn waajur yi ba ma egsee foofu keroog ñeneen ngi dañu tëb sax bëgg ma song ndax espoir bi ñu am ne su ma intervenir xëy na jàmm am ci waaye yemuma ci ndax problème mu Koursaf problème mu commune Diass il faut ngeen xam ne l'autorité bi fi nekk ñi yor mairie mënuñu régler nos problèmes la man junñu na ko sànq bañ ma indilee réponse APIX dama leen ma indilee ma lettre maire
lettre bi mu ne monsieur le directeur fàtte général bi nag lettre bi 2 paragraphes la xaw ma 3 ba muy def lettre bi dama leen lettre dossier la waroon def warul def lettre la muy laaj kenn xamul sax ci lettre bi population ba ñaata nit la ñuy laajal kenn xamul la ñuy laaj argumentaire bi ci war a def sérieusement et Inch'Allah je vais travailler comme je le fais actuellement avec la population de Sakirak pour nous trouver une solution à ce douloureux problème parce que avant tout c'est un problème de justice c'est un problème d'équité te buñ ci waxtaanee waxtaan bi ñu teg ko ci yoon ñàkkul yàlla dina ci def sutura te sutura boobu dina am waaye kay war a négocier si bu dee moom na mu daan gérer suufu domaine national bi saa yu daggee toolu jàmbur fukki parcelles yu nekk mu jël ñeent ya waaw kooku kan lay waxal kooku bu dee bu demee ñu ne ko yow say délibération dara baaxu ci kooku kan lay waxal kooku bu demee di négocier ñu génneel ko ay dossier am ne ko yëpp yaa fi defoon lii yaa fi defoon lii yaa fi defoon lii kooku day arrière de waaye bu dee ay nit ñu set loxo la bu ñu ñëwee di wax dinañ leen dégg ñoom ñu def une délibération irrégulière sur une dizaine d'hectares liñ ci jublu ñun xam nañ ko délibération boobu ñu ci jublu c'est une délibération à caractère électoraliste et là je demande à l'autorité administrative de veiller à ce que ces délibérations à caractère électoraliste faites le 1er octobre 2021 à 3 mois des élections locales que ces délibérations-là l'autorité préfectorale mu veille ci bu baax ñii di wut suuf suñuy def seen poste pour bu élection yi jotee ñu wut ku ñuy nax ñooñu lañu def bu doon dicté la dicté préparé defe naa ne ñun xam nañ ñu baax seen i pexe ñoom te yàlla xam na ne ñu ngi lor ay doomu jàmbur fii ci askan di leen jox ay kayit yoo xamante ne ñoom xam nañ ne kayit yi baaxul xale yi dem di ko wecceeku te xale yi buñ ko wecceekoo jaay ko bu problème di am xale yi la ñuy topp plusieurs fois maa ngi intervenir di génnee ay doomu Saafeen ci ay jafe-jafe billahi wallahi wal kitaab plusieurs fois du ma toog weer te amu ci ay jafe-jafe yoo xamante ne kenn ci sunu xale yi mooy def erreur bu mel noonu ñu defal ko délibération ci turam mu dugg ci ba am ci jafe-jafe léeg-léeg bu ma ko yëgee soit j'envoie un avocat wala ma jéem a xool nuñ ci jàppee ba xale bi génn ci. kon ñii ban façon nit lañ ban façon nit lañ jàkkaarloog askan bi jàkkaarloog cette jeunesse bi nga xamante ne war na am kër suba jàkkaarloog jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi wut fu ñu liggéey suba jàkkaarloog xale yu ndaw ndawaan yi nga xamante ne ëllëg fa lañ leen di def ñuy jaay suñuy suuf di ko utiliser ci loo xamante ne dafay xaram loolu ku ko xeexul jaamuwoo yàlla loolu ku ko xeexul iman bi ñuy wax ci yow das na ba tax na ñii au soir du 23 janvier 2022 dama bëgg ñu gagné leen gagné bu leer nañ bëgguma ñu rawee leen bopp dama bëgg ñu doubler ñu gagné leen à 80% dans tous les villages ñu bañ a bàyyi benn village bu ñu leen gagné ba noppi nag la ëllëg sa maa ngi jox rendez-vous population wu commune bi yëpp ñu ñëw raxas mairie bi ak eau de javel raxas ko ba mu set wecc de telle sorte que dina baax.